ngeen xam ne bu ngeen gisee suñu conférence bi demee nii tey ni situation réew mi mel moo tax dajalewuñu mbooloo mu bari comme ni ko le secrétaire permanent waxee ci discours bi nga xam ne liiral na leen ko léegi texte bi Unacois Yessal dafa baaxoo waxtu woo xamee ne weeru koor mi ngi jub ñu def sorti wax ak suñuy maamu li ñuy wax ak ñoom itam mooy nañu góorgóorlu ba li ñuy jaay ñu bañ ko yokk bañ a jaay marchandise bu primé bañ a dugg ci fraude boo gisee ñu wax ko it dañ ci am firnde bu mën a tax ñu wax ko comme ni ko le permanent waxee léegi àlla démb def nañu réunion ak ministre de commerce xamal nañu ne daara de prévention dara du ci manqué comme nag moom moo am nattukaay yi mu koy defee wax nañu ne dara du manqué ñun te at mu ne ñu def ko daf ñuy jox nag ñu mën a wax ne kon ci li mu wax ren dara du manqué ci biir koor gi ci produit yi ñuy jëfandikoo gannaaw moom nag fexe nañ ba mu mat ñun ci suñu bopp li ñu ci war ñu bañ a fexe ba prix di yokku ndaxte Ramadan biir bu gàtt la kenn mënu ci am bénéfice ba mënutoon am ci at mi yëpp kon ñu ngi ñaax membre yëpp fu ñu mën di nekk ñu góorgóorlu ba respecté mot d'ordre bi nga xam ne moom la Unacois Yessal joxe si bien que ay jàmbaar lañ kooku danaa génn tuuti ci texte bi ay jàmbaar lañ ndaxte ku ne xam ne Covid bi mu amee commerçant yi ñoo ci gën a sonn mais ak li ñuy sonn am nañ ngor gu toll ni mosu leen a dégg fenn ñu xëy di wut ceeb amuñu ko wala wut di am te benn bateau ñëwul boobu moment li ñuy ko béy ci réew mi la ñuy jënd lu ak nu mu mën di mel ñi nga am seen ngor yokku ñu ay prix denc ñu marchandise loolu aussi dañ leen di ñaax rek waaye xam naa ne ñoom dañoo am habitude de le faire parce que ay patriotes lañ ci biir loolu bi ci des àlla junj na ko léegi dégg nañ président bi wax ne dañuy fexe ba xale yi am ay xëy waaye ñun lu ñu jàpp am xëy état mënu ko joxe bu fekkee dañoo bëgg xëy moo xam ne dafay yàgg te sax nañu fexe ba renforcer secteur privé ñu jële ay employés parce que loolu mooy lu mën a yàgg parce que agence yi bari nañ fi trop depuis Abdou Diouf Abdoulaye Wade agence yi bari nañ fi mais à chaque fois que ñu xool rek boo xoolee ci seen ginnaaw doo gis mu am rentabilité bi ñu ci yaakaar ñu di ko ñaax nag comme que moom lu baax rek moo ko tax a jóg mu fexe ba dimbalee secteur privé ñu mën a jël ay employés loolu mooy li nga xam ne mooy mën a yàgg ndaxte aussi am na fi ay agence yu bari ay DER yu lu ne am na ko fi mais loolu dama jàpp ne lu baax la parce que boo nekkee ci sa réew il faut que nga jéem leen a dimbali ndax semence bi metti na wante liñ koy digal te loolu am nañ ci firnde bu wóor na mu dimbalee secteur privé su leen dimbalee rek ñoom ci seen jëm bopp dañ fexe ba ay employé am te loolu moo gën a yàgg parce que xaalis bi ñu joxe en général bu ko état joxee duñ ko fay mu fexe ba employé yi nag secteur privé am ndimbal lu mag ci état su ko defee moom danañ mën a dimbale ñi nga xam ne ñooy xale yi te ñu xam ne fekk koo xam ne kii yoru dara nga créé ko entreprise lu baax la parce que ñoom it dañoo war a ramper pour jóg waaye dama jàpp ne entreprise bi taxaw ba noppi dimbale ko mu bañ a daanu lu am importance la ci biir loolu ñu ngi ci wax président de la République di ko ñaan mu dimbale secteur privé bi ci des parce que damay ramasser rek comme ni mu ko waxee su question yi ñëwee dinaa ci dikk bi ci des ñi ngi wax président de la République temps yëpp ñi ngi dégg ñu naan ñu repousser ay élection nañu def élection législative mais yooyu yëpp calendrier républicain la ñun ay citoyen lañ cee am mooy bu fekkee élection yi am nañ ñu dem wote dellu suñu place mais li nga xam ne suñu élection la ñun muy chambre de commerce comme ni nga ko waxee ci texte bi léegi ñi ngi wax président de la République mu fexe ba organiser ñu ay élection parce que chambre de commerce yi ñi ngi dox ci li nga xam ne légalul lu mat 7 ans seen mandat yi jeex na te ba fi may wax ak yow processus dégguma benn yoon ñu parce que aussi processus bi ministre de commerce doon na ko entamé mais ci moment yi ma toll nii dégguma kenn wax ci te itam nit ki mën a toog juróom-ñaari at yoo xam ne yi li muy def nekkul ci légalité ba tey kenn waxu ci ñuy wax yeneen élection yoo xam ne yi ay mairie la ay yeneen élection
yoo xam ne moom laa dégg ñuy soo fan yi ñun li ñu concerné ñun te loolu la ñuy déplorer di ko ñaan président de la République mu fexe ba organiser élection chambre de commerce yi parce que li ñuy def légalul nit nag bu fekkee ne bii da nga ko jiite administré ko mu wóor na ne li muy def léegi yaa ko cautionné vraiment loolu la ñuy ñaan mu organiser ay élection le plus rapidement pour que vraiment ñu génn ci situation bi di gërëm itam bu baax a baax di ñaan itam président de la République di ko sant bu baax ci li nga xam ne am na fi ci fan yi ñu génne parce que aussi boo nekkee njiit da ngay dal loolu daf ñuy concerné ñun ñëpp parce que kenn ku ci ne boo nekkul njiitu kuréel itam jiite nga sa kër mu mel ni li fi amoon fan yi ni nga xam ne noonu la ko gérer lu am importance la aussi ñu ngi koy saluer parce que réew mi bu fekkee am na ay problème commerçant ñu ci gën a sonn di ñaax di jooy di nga xam ne ñu ngi déplorer nag mooy li nga xam ne am na fi ñu daw jëm ci commerçant yi waxoon naa ko fi yàq seen alal sàcc li ci des commerçant yi vraiment ñu jar a aar lañ maa ngi wax président de la République mu aar commerçant yi parce que lu am ñoom ci seen jëmmi bopp Allah wax na ko léegi koor gii kenn du yaakaar ku ko gérer lu commerçant yi loo événement bu jot commerçant yi ñooy jéem a fexe ba li ñuy ravitailler seen bitik doy sëkk te lu am lu néew lañ amoon lépp ñu yàq ko ci benn bis te loolu waxoon naa ne commerçant yi dañoo discipliné rek waaye ñi nga xam ne ñoo nekk ci lii di yàq commerçant yi ñoo leen ëpp mais ñun duñu ay bandi duñu dem di xeex duñu dem di xuloo waaye soxla nañ ku leen aar loolu daal laa amoon lu may tënk ci olof bu ngeen ñu laajee question ne ci biir li ñu bind ci texte bi danañ ci dellu si te may wax xale yi ne leen nit ki mënul xëy rek nga def ko entrepreneur nga xëy def ko commerçant li nga ko jox en général du jariñ dara gis nga nit dafay góorgóorlu ñun ñii di wax ak yéen yaakaar naa ne depuis 1977 ñi ngi yëngatu ci wàllu économie xëy ñu xëy rek ak ñii ma dendal mu mel ni ay Mayoro ak secrétaire permanent àlla lu ne daj na ko ci àddina man ñii di wax ak yéen ab tailleur laa boo xam ne bii ñaw maa ngi ko doon defee Tambacounda en 1977 koo xam ne dafa tàmbale jël machine di ñaw ba tey ñu ne agsi fi ñu ne yaa jiite UNACOIS national xam ngeen ne jaar naa fu nekk ci àddina loolu laay wax message boobu laay wax xale itam ñu xam ne da ngay góorgóorlu ba loolu fekk na fi mais mënoo xëy rek ñu ne état daf lay jàppale nga xëy nekk grand commerçant loolu mënut a nekk li ñu leen di jox il faut ñu jaar ci secteur privé dooleel leen ñu mën faa jàng liggéey bu ëllëgee bu ñu ubbee seen boutique mën a dem maa ngi leen sant leen gërëm ba ci question yi danaa leen wax li nga xam ne moom lañ ci bind lu ngeen ma ci laaj dama mën ci wax danaa ci tontu maa ngi sant bu baax. li nga xam ne moom la ñu laaj ci affaire chambre de commerce affaire chambre de commerce comme liñ ci ñaan ñu def élection yi boo gisee mu am dañu bindu woon liste 2017 pour war a def ay élection liste yaa ngi nii boo ko xoolee ay mille personnes lu amul lu seere li may laaj daf fekk ñu am liste yépp a ngi nii buñ paree nii mën naa la ko woon bi nga xamee ne bindu nañu ñun dañu amoon candidat ci boobu moment muy Serigne Mboup mais bi ñu bindoo ba noppi état wax ne dafay def ay chambre unique ay chambre de commerce du tu nekkati da koy réformer daal ñu teg liste yi fële xam ne liñ ci ñàkk ay centaine de millions la ndaxte bala ngay nekk électeur ci chambre de commerce bokkut ak ngay nekk électeur ci élection yoo xam ne national la sa carte d'identité rek nga yóbbu kii bala ngaa nekk électeur da ngay am quitus fiscal am patente door a dem nekk électeur bu valable mooy liste yi ñu yore fii te defoon nañ ko lépp boo ko xoolee presque at moom liñ ci ñàkk ay centaine de millions la ñu ne dañuy def réforme ñun ay patriotes lañ ni ñu ci woo ñu parce que il faut ñu nekk ko ñoo xam ne ñi bu doon ñeneen beneen couche boo xam ne bi ñuy soow lañu da ngeen ñu dégg parce que bu fekkee da nga ubbi benn liste ñu bindu affiché ko gouvernance def lépp ba élection des ñu ne non léegi finalement dañuy def chambre unique li ngeen bindu woon baaxatul loolu xam nga coow lu rëy la mais déggu leen ñu fenn ñu wax ci mais loolu yëpp ay détails la mais li ñu ñaan rek nañuy fexe ba élection am parce que suñuy droit la parce que élection yi nga xam ne moo concerné état seen calendrier bi duñ ko raté benn yoon waxtu ni ñu ngi ciy wax di ko xool ñun nag li nga xam ne moo nu concerné ñun benn élection lañ am muy chambre de commerce nañ ko organiser que le maire gagne
loolu la ñuy wax ci loolu li nga xam ne nag moo am ci mbirum li mbokk ma lay wax ci commission boobu nga xam ne état da ko bëgg a teg àlla tontu na ci ñun du ñuy wax état dugal ñu ci dara parce que bu ngeen seetloo bi président de la république def dialogue national photo baa nga nëlee jëloon na Unacois Yessal ci à ma modeste personne ma nekk membre ci dialogue national bi te booba laaj ñu ko dañu xëy rek gis liste bi turu Unacois Yessal Cheikh Cissé représenté leen ci dialogue national bi dialogue national bu maa ngi ci surtout encore comme laaj nga ma question bi di wax ak le président de la république dialogue national bi dafa am importance trop mais bi nga defee dialogue national bi ba conclusion yi war a ñëw fekk mbas mi ñëw mënatuñu daje mais teewul dialogue bi nga xam ne moo concerné politique bi moom ma nga doon dem ba def nañ seen conclusion te d'une manière globale yeneen question yi nga xam ne moom la dialogue bi xam na dialogue bi bàyyiwutoon dara lépp président dañ ko tënkoon ci terme de référence yi ñu defoon bàyyiwul dara ci Sénégal lépp loo xam ne lii lu concerné Sénégal la nekkoon ci dialogue bi ñu def ay commission bi ñu defee ay commission ba war a def suñu résolution pour jébbal ko président mbas mi am te fexe nañu ba ak loolu yëpp commission bi nga xam ne moom politique la woon moom fexe nañ ba résolution yi am ñu jot ko ñoom mais d'une manière globale résolution yi ci war a jógee dañ ko bàyyi noonu te et puis dialogue bi dafa am importance parce que amul benn couche bu des secteur privé ña nga fa woon këru diine yi ña nga fa woon amul dara lu manqué woon ci dialogue bi Sénégal yëpp dañ ko santoon parce que président daf ñu waxoon ne dialogue bi su ngeen noppee ba def résolution su ngeen ko indee ni ngeen ko tegee lépp danaa ko appliquer ni ngeen ko bindee bi ñu koy lancé ci palais loolu la ñu santoon moo tax ñëpp sawar ci ñu doon xëy suba ngoon liggéey boo xam ne bénévole la amu ci kenn koo xam ne membre du dialogue la koo xam ne ki mën na la fay benn dërëm mais nag ñun ay patriotes lañ saa suñ ñu wooyee danañ wuy ji lii nga wax itam ci lii bu ñu ci wooyee danañ ci dem contribuer li nga xam ne mooy li moo nu concerné nga xam ne ñun Unacois Yessal moo ñu mandat mais li àlla wax duñ ko laaj mukk ci àddina nooma ñu dara loolu laay wax ci yow question bi nga ma laaj. am na beneen question bu ñuy wax ne commerçant yi lu tax ñuy yokk prix bi bu mën a ñëwee mais c'est-à-dire boo dégloo suñu message commerçant bu koy def défaut li nga xam ne moom lañ santaane ñun sanction yi ci am nag ñun du ñu sanctionné parce que service de commerce mooy sanctionné ci prix yi nga xam ne dañ ko enveloppé mais commerce bi dafa libre prix yu lu tuuti rek lañ ci enveloppé li ci des lépp dafa libre mais dama jàpp ne ci Sénégal toll nii kenn mënul jaay marchandise bu cher parce que su fekkee ne bii ñun dañu dend ay boutique tey jii maag àll man may jaay fukk moom muy jaayee juróom-ñett àll day jaay ba jeexal jëndaat di jaay ci sama kaw te du ma jaay concurrent bi mooy suyee mooy tax prix di wàcc loolu moom la ci seen xel dal ñun li ñu leen wax danañ ko te nit ñi dañuy wax aussi itam bu commerçant bu koor gi ñëwee ñu yokk seen i prix mais mënatul nekk parce que léegi dafa libre boo yokkee sa prix ñu jënd feneen bu fekkee ne pénurie amul bu pénurie amee nag kenn mënu ko gérer day flambé mais comme bu fekkee ne lépp am na doy na benn prix duñ ko yokk ci koor gi bu soobee yàlla